salaamaaleykum mbokki Jollof Wood TV alors tey nag dellusiwaat naa ci seen biir rubrique la cuisine de Chef A tey nag ma indil leen benn recette bu neex bu yomb réaliser loo xamante ni aussi di ngeen ko mën a def boo leen amee ay gan wala ngeen bëgg tout simplement bégal seeni waa kër alors recette bi nag mi ngi tudd chou à l'orange pour nga def nag chou à l'orange di nga soxla yàpp mu doon yàpp xar wala yàpp nag yéene choisir. di ngeen soxla soble mais quantité bi jarul muy bëre di ngeen soxla aussi orange soxla lait de coco di ngeen soxla aussi pataas carotte haricot vert kaani tëmbal piment vert ak prune séchée dinañ soxla aussi crème fraîche liquide dinañ soxla herbe de Provence dinañ soxla coriandre ak épices brochettes dinañ soxla moutarde dinañ soxla cornichon dinañ soxla itam ceeb basmati soxla huile d'olive ak huile tournesol ci kanam alors dañuy ñëw taal sunu gaz teg sunu cin bismillah jël sunu cin bu leen fàtte comme ni ma leen di ko waxee tout le temps di raxas ustensiles yi ba mu set raxas cin yi ba mu set fomp ko bàyyi ko ba mu wow balaa ngeen di ci def dëwlin alors li ñuy njëkk ñëw def mooy dañuy sotti sunu dëwlin tournesol bismillah tuuti rek jarul muy bëre parce que yàpp bi dafa xaw a duuf ndawal li dafa xaw a duuf donc dëwlin bi jarul muy bëre ak meew yi ciy dem ak yooyu yëpp ñu defee suñu dëwlin ba pare dañ koy tëj bàyyi ko 1 minute 30 secondes le temps que muy tàng pare dañuy ñëw def suñu yàpp nal suñuy orange nga xamante ni moom la ñuy boole ak rosi bi dañ koy nal ba mu baax ba nga xamante ni dootul amati benn jus ci biir bu ko defee nu mën a am jus bi yépp ci sunu biir cin leen donc normalement lii la ñu war a am ci jus voilà sunu cin tàng na li ñuy def mooy dañuy ñëw def sunu ndawal bismillah donc voilà léegi xama dem jëli sama saf-safal def ci benn piment vert dama koy dagg yu sew def ko ci
xaw naa am yàpp bu xaw a doore tuuti donc li may ñëw def mooy dama siy sotti jus d'orange bi ma pressé woon sànq. bu leen fàtte aussi boo leen di aussi ngeen def ci laaj bu bëre bu leen ko ragal donc voilà sotti naa ci sama jus d'orange. léegi li may def mooy dama koy tëj benn 1 minute à 2 minutes le temps que orange bi dugg ci yàpp bi nu dellu si waat. donc voilà bi nu defee sunu yàpp ba mu xaw a ñor donc léegi dañuy ñëw sotti ci sunu soble mais soble bi nag dañ ko xaw a dëbb tuuti pas la peine mu dëbb ko ba mu mokk torop mais dañ ko xaw a dëbb tuuti pour am effet mu gaaw a ñor aussi ndox bi yépp génn. bu ñu defee sunu soble ba pare nu xaw ko yëngal nii tuuti boole ko ak yàpp bi. léegi comme ginnaaw yëngal nañu sunuy soble ba pare ba mu jaxasoog yàpp bi dañuy ñëw def ci sunu kopp ndox. donc ndox bi dañ koy yokk mën nañu def à peu près 4 pots yu toll nii. donc voilà man ñetti kopp yu toll nii laa ci def parce que sauce bi may togg taxu kaa bëri noonu et puis bu leen fàtte ni après nokkos bi da ciy ñëw meew bi day ñëw donc sauce bi day gën a fluide. bu ñu defee nii nag dañ koy upp bàyyi ko 5 minutes le temps que muy bax nu ñëw def suñuy légumes. donc légumes yaa ngi nii carotte bi xolli naa ko ba pare donc carotte bi dañ koy dagg ay dés yu xaw a mag tuuti. haricots yi aussi ni ngi nii dañuy dagg ñaari bopp bi jarul nu koy dagg ci digg bi parce que bu xasee ba ñor day xaw a forme bi yépp day wàññeeku. donc léegi li ñuy def mooy dañuy ñëw raxas sunu pataas. bu leen fàtte aussi boo leen di ko togg pataas bi da ngeen di ko yéex a bu leen ko teel a defar bu leen ko teel a xolli parce que dafay ñuul pataas boo ko xollee teg ko day ñuul donc au moment bi ngeen di ko def ci cin bi ci ngeen di ko xolli nga xamante ni doo am effet pataas bu ñuul boobu day yàq sa togg complètement yàq sa décor. yàq say couleur donc c'est important ñu ciy bàyyi xel bu baax di bàyyi xel aussi légumes yi ñuy jënd nu koy raxas di ko xooj même bu dee 5 minutes la ci ndoxu eau de javel day tax microbe yépp dañ. gis nga pataas boo koy xolli sax day commencer sa loxo ni mu koy laalee noonu day commencer di ñuul donc. moo tax ma raxasaat ko noonu tuuti bañ mu jël couleur donc pataas nag moom dafay xaw a am yenn saay ay trou yu xaw a ñaaw noonu tuuti donc dañ koy dagg pour ne pas que lépp rek pour lekk bi ni lekk mu doon non seulement lekk bu neex mais aussi mu xaw a rafet tuuti parce que bët tamit day lekk te lekk moom bu ko bët gisee bu xawee rafet rek appétit bi day ñëw. donc voilà pataas bi mën nañ ko dagg mën nañ ko bañ a dagg ça dépend de vous mais man de préférence dama koy dagg ci digg bi comme ça mu bañ a jël trop de place mu bañ a jël place bu bari ci biir cin bi. donc léegi li may def mooy damay ñëw def samay légumes donc sama cin mi ngi commencé baax nànk-nànk
def naa pataas def carotte bu leen neexee mën ngeen def chou def légume bu leen neex ça dépend donc haricot bi par contre damay xaar ba ma def nokkos ba pare parce que dafa gaaw a ñor haricot donc voilà léegi ma xaar tuuti sama cin baax nu dellu si waat ci kanam. donc voilà léegi dañuy ñëw def sunu nokkos. comme ni ñu defoon sànq rek jot nañu def sunu dëwlin rosi sunu ndawal def ci jus d'orange def ci xorom laaj ak piment vert donc après nu bàyyi yàpp bi mu xaw a doore xaw a ñor tuuti def sama soble après def sama ñuluk donc léegi après si la ñu dugal sunuy légumes maanaam dugal nañu fi carotte ak patate pour l'instant léegi dañuy ñëw def sunu nokkos alors nokkos bi nag li ma ko defee mooy dama def poobar defuma lu bëri lu xaw a yem rek parce que aussi il faut pas que mu xaw a épicé noonu torop def naa aussi laaj def benn piment vert def persil chinois persil normal def poivron tricolore maanaam poivron bu vert bu jaune ak bu rouge def naa aussi benn saf-safal donc loolu moom mooy ak benn wala ñaari feuille nana menthe loolu laa defee sama nokkos def naa ci aussi laaj bu bëri donc laaj bi bu leen ko ragal dee leen def laaj parce que déjà dafay wàññi sëccaayu ndawal li bu baax a baax ba pare dafay jox cafka bu jéggi dayoo ci seeni ay recettes donc nokkos bi aussi il faut rappeler que duma def lépp parce que il faut pas que mu saf torop parce que ñi koy lekk booy togg doo sóoraale sa bopp kese il faut que nga sóoraale aussi ñiy lekk que ni am na si ñoo xamante ni bëgguñu kaani am na si ñoo xamante ni dañ koo bëgg donc moo tax il faut tout le temps ngay sóoraale di tëmbal kaani ku bëgg nga capp sa kanam noonu rek la du dëgg waaw léegi nag comme que def nañu sunu nokkos nii ba pare mën naa yokk tuuti je pense que là dina doy defee sunu nokkos nii ba pare damay ñëw def samay épices épices yi mooy comme ni ma leen ko waxee woon sànq am na herbe de Provence tuuti laa siy def am coriandre tuuti laa siy def moom it am aussi épice brochette bi nag moom dafa maanaam dafa neex dafa am goût bu neex mais épice bi paprika la ak piment laaj xorom coriandre ak ay épices yeneen épices yu bari yu nu mélangé la donc voilà yéen a ngi gis sauce bi nii mi ngi commencé jël forme donc voilà bi nu defee suñuy épices ba pare léegi dañuy ñëw def ci haricot vert bi nu bàyyi woon sànq pour ci kanam donc haricot vert yaa ngi nii dañuy ñëw def ko ci nii parce que dafa gaaw a ñor aussi donc mën nañ ko mujjee pratiquement piment vert yi damay bàyyi ba ci kanam parce que moom it dañu gaaw a ñor léegi dama ci yokk tuuti jus d'orange parce que aussi il faut rappeler que ni tout à l'orange la donc voilà ma si defee jus d'orange bi nii damay ñëw sotti ci sama lait de coco donc lait de coco baa ngi nii moom la ñuy ñëw def donc il faut rappeler que ni lait de coco dafay jox goût bi mën ngeen ko bañ a sentir mais moom mooy tax sauce bi di xaw a fluide donc moom mooy jox benn texture bi nga bëgg ci sa sauce ci nga ko mën a amee ci lait de coco ak crème fraîche bi ñu ciy def bi ci kanam crème fraîche bi moom la ñuy mujjee donc voilà lait de coco bi nii boo gisee da ngay gis ni ñamu coco bi moo tax muy xaw a yéex buy wàcc donc voilà mën nañ ci def kii boîte bi yépp du yàq dara parce que amul benn goût bu exceptionnel boo xamante ni day tax sa sauce mën a yàqu donc bu ñu defee lii ba pare mën nañu ñëw def ci benn kuddu moutarde benn kuddu bu ndaw donc kuddu bi jarul muy bëri
Donc voilà, on met 2 cuillerées à café maanaam kuddu café yu ndaw moom lañ ciy def. mën nañu def tuuti huile d'olive. Donc huile d'olive bi xam naa dina leen jaaxal parce que am na ñuy laajte ñoo xamante ni peut-être duñ ko rosi. Man de préférence du ma rosi huile d'olive. Je préfère ma def ko soit bu may waaj a pare wala ci digg cuisson bi. C'est important. C'est une question de choix donc mais bon man de préférence ma def ko ci digg bi déjà wala fin bi ci lay goût bi di gën a génnee. Donc parce que huile d'olive aussi il faut rappeler que jarul muy bëri tuuti rek tuuti dina doy. Léegi nag damay ñëw tëj sama cin le temps que muy bax ma teg sama ñànkatan. Donc voilà teg nañu sunu casserole bu ndaw pour teg sunu ñànkatan léegi li ñuy def mooy dañ ciy sànni ñaar wala ñetti xol bu laurier. Donc ay xob yu ndaw lay doon xob bi jarul muy bëre juste pour le goût juste pour que ñànkatan bi déjà day tax ñànkatan bi parfumé et puis dina am goût boo xamante ni dafa jéggi dayoo ah donc voilà. léegi nag en attendant sunu cin mi ngi bax ndànk-ndànk ñu dellu si waat fekk casserole ñànkatan bi bax ñu sóor sunu ceeb pour rappeler que ni ceeb bi xooj naa ko benn 5 minutes donc ceeb bi nag ñànkatan bi man duma ko tay damay ñëw sóor ko automatiquement. Donc voilà mbokki Jollof Food dellu si nañu pour ñëw sóor sunu ceeb léegi nag ceeb bi maanaam dama ko xoojoon 5 minutes donc ndox bi jarul muy bëree bu ma sóoree yëngal bu ndox bi bëree bu jaree wàññi nu wàññi ko bu jarulee wàññi nu bàyyi ko noonu mu ñor donc ceeb bi mi ngi nii comme ni ma leen ko waxee woon sànq ceeb bu basmati la. Donc voilà bu ñuy sóor aussi nanu sóoraale di ndox bi nu koy xent ba nga xamante ni ndoxu sebet bi du ci topp aussi nuy sebet ceeb bi ba mu set wecc di ko raxas ñaar ba ñetti yoon jëm ñeent lu mu laaj rek ñu jox ko parce que ceeb aussi dañ koy raxas ba mu set donc voilà. Sunu cinu soos moo nekk ci côté gi nii di bax ah mi ngi bax bu am jom daal léegi nag restons à voir résultat bi ni am après. Donc ni ma ko sóoree nii gis naa ne sunu ndox xaw na bëri tuuti donc dama koy wàññi. Bul fàtte dugal naa ci sama loxo mais dañuy raxas loxo yi nag ba mu set c'est important. Donc bool damay dem jëli sama louche voilà n'importe lequel et puis voilà. ngeen koy wàññi ba mu des tuuti parce que il faut rappeler aussi que ni ceeb bi dañ ko xooj donc bu ndox bi bëree nu xooj ceeb bi day indi ñànkatan bu tooy te ñànkatan bu tooy neexul lekk déjà parce que sauce bi dafay xaw a fluide donc il faut que ñànkatan bi xaw a am benn texture boo xamante ni dina neex a lekkee voilà. Nañ ko wàññi bu baax a baax ñànkatan bu tooy neexul rattraper mënuñu ko sax rattraper mais ñànkatan bu xaw a weseng dinañ ko mën a rattraper di wis ndox de temps en temps mais ñànkatan bu tooy moom buñ ko amee rek daana ko du neex a rattraper
donc là mën naa ko gën a wàññi ba nga xamante ni du sax am ndox ci kaw juste pour éviter mu bañ a tooy ñànkatan bu tooy dafa c'est vraiment pas kii neexut a rattraper daal. Donc voilà bu ma xawee am benn texture bi là c'est bon léegi li may def mooy damay yóbbu déjà sama bol jëlee ko fi ñëw def sama huile d'olive. Donc dama si def tuuti huile d'olive ci ñànkatan bi pour que ceeb bi bañ a coller. Donc voilà nii doy na léegi bu ko defee damay ñëw upp sama casserole râp bàyyi ko ci benn 10 à 12 minutes le temps que ceeb bi di ñor nu dellu si waat. Alors sunu sauce nag mi ngi mijoter ndànk-ndànk comme ni ngeen di ko gisee mu am texture bu rafet donc léegi li ñuy def mooy damay ñëw def sama crème fraîche liquide. Crème fraîche liquide bi nag moom moo koy jox aspect bu fluide moom mooy tax sauce bi am benn texture bu doy waar donc voilà ma defee sama crème fraîche ba pare damay ñëw def samay prunes séchées donc am naa fii cornichon pour effet acidité bi am nañu ko bëgg donc man dama ko ci bëgg donc def samay prunes aussi voilà ñëw dugal ko nii bàyyi ko moom it mu jël wàllam ci sauce bi nga xamante ni boo koy lekk du nooy donc bu ñu defee sunu kii ba pare dañuy ñëw tëmbal sunuy kaani yi nag dañ ko raxasoon ba pare donc tëmbal ko ci nii rek. donc voilà léegi dañuy jël sunu kuddu yëngal sunu sauce donc voilà sauce baa ngi nii donc voilà et puis nu xaar patienter tuuti benn 10 minutes. Le temps que sunu ñànkatan di ñor nu dellu si waat dressé. Alors voilà mbokki Jollof Food sunu plat du jour tey pare na mu nekkoon chou à l'orange donc plat baa ngi nii neex a lekk donc yakkal naa leen ko yéen ñëpp ngeen añ ci ba suur mu res ak jàmm incha allah à très bientôt merci.